jërë ngeen jëf ci seetaan beeg déglu bi mbokk yeeg xarit yi dal leen nag jàmm ci seen émission sortie nag comme ni ngeen ko gisee ayu bés bi lee dox wutali actualité waral nag ñu janoo ak koo xam ne war nañoo gindi ci li xew ci dëkk bi askan bi yëpp di ko waxtaanee rawatina lu jëm ci verdict procès bu maire bu Ndakaaru di Khalifa Sall ayu bés bi ñu génn ba ayu bés bi lee doon li nga xamante ne mooy ay doon jàmbatit ci biir dëkk bi waral nag ñu toog ak kenn si jegeñaaleem di monsieur Moussa Tine jiite parti bii di Alliance démocratique Penco monsieur Tine nekk it koo xamante ne taxawu na bu baax ki nga xam ne mooy maire bu Dakaaru Khalifa Sall di liggéey ak moom ci anam yu wuute waral nag ñu toog ak moom monsieur Tine ñu nuyu la bàyyi la nga nuyoog suñu auditeur ak téléspectateur. maa ngi lay nuyu tam bu baax nuyu waa Walfadjri yëpp di leen remercier di leen féliciter aussi ci rôle bi ngeen di jouer jamono yii ci sunu démocratie nga xam ne lu bëri sooxe na ci lu bëri na ay gàllankoor bëri na loo xamante ne jàppoon nañu ne war nañ ko weesu ñu xool effectivement yéen ak seen groupe yëpp rôle bi nga xam ne yéen a koy jouer jox kàddu wi askan wi di relayer li nga xam ne moom moo fi nekk bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo resté debout ci milestone bi am na nga xamante ne moom moo resté debout resté debout nag du faral diw wala faral diw mais mën li nga xamante ne moom moo nekk ci réew mi tey jaadu ñu koy wane li nga xam ne moo nekk ci réew mi tam te jaaduwul ñu wax ne lii tamit jaaduwul donc vraiment content lool si defal la yow émission sortie bi tey mu nekk aussi si benn contexte particulier profiter aussi féliciter wala armée bi féliciter sénégalais yëpp ci fête nationale bi nga xamante ne moom la ñu génn muy 4 avril bi xam naa daañ ci ñëwaat sax ci biir waxtaan bi ndax bokk na it ci actualité bi waaye Moussa Tine ñu dooree ko rek ak li nga xamante ne bokk na ci li ñu ñor lool ñu bëgg ko waxtaanee ak yow faram-fàcce ko muy procès caisse d'avance finalement Khalifa Sall daan nañ ko laataa nag muy jëlaat yeneen yoon maanaam dem appel wala cassation fi mu ne dañuy jàpp ne tëj nañ ko juróomi at amande ko maanaam alamaan ko juróomi million waaye itam bu ñu xaajee alalam juróomi saam benn saam bi ñu jël ko tegit loolu yëpp bokk ci liñ ko daan boobu daan loxo bu diis a ko def wala loxo bu oyof. waaw xam nga man nag yéen ak Sénégalais ñuy seetaan amul ci kenn koo xamante ne bu verdict bi wàccee bett na la c'est-à-dire yéen ñu nekk ci presse bi xam ngeen ne amul si woon suspense dañuy wax ci film ñu naan suspense fu muy mujjee amu ci woon c'est-à-dire lu nit ñi doon naatable xëy na nga xam ne xamuñu woon lan la mooy ñaata at lañ koy teg loolu la nit ñi xamul woon waaye leneen tamit leeroon nañu mooy ne nañ ko teg loo xamante ne dina weesu élection yi loolu tam amul woon suspense kenn naatablewul woon loolu kenn it amul werante ci li tax ñu yóbbu ko foofu lu ko tax a jóg amul si kenn ku ci am werante amul kenn ku mën a werante ne lii wàllu politique la amul Sénégalais tam bu ciy dute boo dégloo Sénégalais yi nga xool li xew si réseaux sociaux yi nga rendre compte effectivement li ma lay wax nii amul ci kenn benn Sénégalais bu nekkoon du ci dute waaye ñi far ak président Macky moom xalaat nañu ne yoon rek a fa dugg. waaw lu dul yoon rek dugg ca nañ ci dellusiwaat léegi waaye leneen tam ma wax la ko waaw amul ci kenn koo xamante ne bu verdict bi daanoo mu am lu ko mett di ko wax tudd si Macky Sall c'est-à-dire ku ko gis mu mere rek Macky Sall la mere ci bis si loolu nag mooy lu ñu wax njëkk a interpellé ñun interpellé magistrature bi c'est-à-dire le fait que ñu toll ci réew moo xamante ne bu justice bi rendre décision bu mel ni ñëpp ne Macky Sall moo ko def justice bi seen problème tuddul Barthélémy Diaz tuddul Barthé lu mu wax seen problème ñoom ñoo ko waxal seen bopp seen problème askan wi ñoo leen surtout ci benn wàllu indépendance boo xamante ne dajuñu leen ci buy verdict bi daan àjjuma ko wax ñu ne waa ji dafa soxor Macky Sall la ñuy wax waxuñu juge bi mais waa ji kii moo bon kon daal jéggi nañ Malick Lamotte kenn waxul la waxu Malick Lamotte nit ñi dañoo jàpp ne li xew yëpp dañoo instrumental justice bi benn volonté benn nit la c'est-à-dire Khalifa Sall dafa nekk ci kaso bi parce que Macky Sall moo bëgg mu nekk ci kaso bi te kenn waxu ko moom moo ko wax Macky Sall moo ne ay dossiers yu bëri lañ ma indil ma jël ba yëpp teg ci sama conco jël ba su Khalifa Sall yóbbu ko ci kanamu tribunal
déet waxul bu Khalifa Sall kay maa ko yóbbu nee na daal yu bëri teg naa ci sama conc. waaw waaye benn dem dama dem tam si moom la jógee du moom lañ jox rapport IGE. mu tànn yëpp jël benn bos Khalifa Sall yóbbu ko si kanamu juge bi jox ko procureur am procureur bi def conférence de presse voilà daxa di xew wax ne lii ak lii laa ci bëgg du dëgg. ministre Mbaye Ndiaye nee na Khalifa dafa Macky Sall nee na da koy xeex moom it mu xeex ko. waaw donc li tax a jóg dossier bi mooy xeex xam nga moo tax ma lay expliquer ne la bu fekkente ne dañoo nekk si benn réew bu normal nit ñi seen problème du doon Barthélémy Dias seen problème Mbaye Ndiaye lay doon. parce que mooy wax naa la ne la yow dama laa indi diw parce que yow jumtukaayu président de la république la. comme dafay xeex Khalifa da ne Khalifa da ko doon xeex. mooy utiliser yow comme jumtukaay nga xeexal ma Khalifa neutraliser ba ko. maanaam yoon daal moom la ñu use foofu noonu ngir mu dal ci kaw Khalifa bi da use waxaat ko dañ ko use dañoo use c'est-à-dire jumtukaay la ñuy use la pour nga jël waa ji dem daaneelal ma donc. ci réew mu loolu am ndax doo tiit. xam nga damay waxtaan ak suma benn xarit. nekk sax bitim réew ma koy wax ma ne que gis nga changement yi ñuy séntu Sénégal justice bi moo ñu koy defal. wala la ko fay indi du fi bàyyi justice bi. La révolution attendue au Sénégal sera portée par la justice ou elle se fera aussi contre elle. dafa am benn li nga xam ne moo ñu sooy xam nga tey man ma jóg tooñ président de la République wax ko lu ma warul wax Mbaye Ndiaye jóg wax Idrissa Seck lu ma ko warul wax ñu nekk confrontation jogante si wàllu politique loolu ak démocratie ñoo ànd démocratie confrontation la il faut mu am defante loolu mooy démocratie ba mu jeex loo ci mën a jëlee defante la képp loo convaincre nit ñi kooku la ñuy fal. donc le fait que mu am confrontation am ay ñagasante ci wàllu démocratie du problème ba ma demee dialogue national nit ñi di wax naan na politiciens yi doon benn nañu doon benn dañuy wax ne loolu musiba la ay politiciens mënuñoo doon benn. démocratie nanguwul ñëpp ànd am benn kaddu am benn voix. démocratie li mu bëgg mooy kii ne fii laa féete kii ne fii laa féete. kii ne man su ma gañee lii lay def kii ne su ma gañee lii lay def. ñu woo askan wi ñoo arbitré. doon benn jig na ñëpp jig na diina jig na syndicat jig na ñëpp waaye jigul politique ak démocratie ay nit ñu wutee la jig donc que nit ñi wutee ci wàllu doxalin ak wàllu démarche ak nekk si confrontation si wàllu débat politique lu jaadu la lu yenu maanaa la li jaaduwul mooy justice bi bañ a am indépendance boo xamante ne bu confrontation amee mu ñëw àtte sa aqulaayu taala juge loolu rek lañ ko sant attel ci sa aqulaayu taala maanaam ci sa intime conviction sa intime conviction c'est-à-dire xoolal loi bi la loi bi wax nga atte ci sa aqulaayu taala waaye xam nga ñëw tey ñu ne dañoo topp benn nit bu ñëwee nañ ko topp ñu ne dafa luubal alalu askan wi kooku ñëw taxaw sa kanamu tribunal ne la alal di ngeen may jiiñ ñe dama koo luubal ñi ma ko jox ñi ngi fii kaay ma indi leen ñëw seede ñett téeméeri nit a ngi nii yoo xamante ne koo ci taxawal boo ko laajee tey mu ne la alal ji fii la dugg nga ne ko déedéet ñooñu duñu wax ci sama tribunal ñaar téeméeri nit ñooyu ñaar fukk rek laa ci may permettre ñu wax ci kanamu tribunal ñu ñëw jaabante sa kanamu tribunal ne la alal jii ñuy wax man mii kat indi naa fi nit mu faju kii tànkam metti na kii liyam faju na lii kii liyam am na ma wax la lu yomb lu gàtt tey démb maa ngi déglu reportage ci rajo yi waa Liberté 3 ak Liberté 4 di kaas na yooyu dafa bari seen koñ daaw tam amoon na fi xam nga lu ko indi caisse d'avance moo doon jënd produit service d'hygiène bu ñu doon pompé dëkk bi maanaam li ñu doon pompé li ñuy pompé produit bi caisse d'avance ba ñuy wax moo ko doon jënd nit ñaa ngi may dégg dañu waaw mais Moussa Tine dafa am foo commencé ci sa développement foofu daf maa yéem ndax dama ñëw ci laaj la verdict bi diis na wala diisul nga yóbbu ma ci foo xamante ne sax man damaa noyé wu foofu maanaam beneen analyse nga may indil nekkoo fi naan peine bi kii la newoo fi di fi joxe logique juriste donte sa xam-xam màcc na ci defoo fii beneen logique mais danga ma indil lu simple loo xamante ne dafa ordinaire te nopp bu ko dégg bu dee nopp yu baax la it war koo mën a nangu. kenn du ko dindi it oui la jëlal Sénégalais yi ba mu jeex. nga laaj leen koo dem laaj la. waxu la Malick la ma waxu la juge tel. li ñuy wax yëpp ay Malick du tëj Babacar ak ay anecdote la yuy nettali. waaye koo fi wax Sénégal ba mu jeex début ba mu jeex. mu ne la Macky Sall la. koo fi gis mu mer si décision bi. Macky Sall la mere.
position la taxawaayam la doxalinam la. moo ko wax moo ko jëfee moo ko wane. dégg nga wax donc soo ñëwee tey nga ñëw si ab tribunal bu mel noonu ñu ñëw indil la ne la kaay ñu àttee kaay ñu indil la nit ñi ñooñu ne la déet kii du ko fi waxee. nga ñëw xëy suba teel xam nga bu dee dañuy wax démocratie. démocratie mooy tey ñun ñëpp buñ ñu doon waxal assemblée nationale moo ñu waxal. du dëgg tey dañuy xëy suba teel ñu ne la wote nañu loi bi ñu ne wote loi bi ñu ne peuple bi fekk peuple voté wul mais kan moo ko wote assemblée nationale. maanaam yow da nga jël ay nit nga dénk leen sa kàddu nga fal leen ñu tudd leen ay député ñu dem assemblée nationale bu ñu wotee ab loi ñu jàpp ne askan wi yëpp moo wotee loi du noonu la du dëgg. Dakar tamit waa Dakar dañoo jël seeni kàddu dénk ko ay nit fal leen. ñu tudd leen ay conseillers municipaux. ñooñu dem si conseil municipal ba fal seen benn maire nga xëy suba teel na leen dañoo kii ngeen fal dafa luubal seen alal. bu dëgg waaw conseil municipal bi dama réunion ne la. lii ngeen naan da koo luubalul ko ñun. ñoo ko wote. ñun ñoo ko sant. waaw yëgoon nañu ne nii lay doxee. ba mu ko wotee ba noppi itam dépense ba pare ñëwaat na si ñun. rendre nañu compte ñu wote waat valider li nga xam ne moom la dépense si xaalis bi. nga xëy ne ko dafa sàcc sa alal. c'est-à-dire tey jàpp nga ne ville de Dakar dañoo luubal seen alal 1,650 millions. nga xëy ne waa ji léegi amaan naa la juróomi millions alal dañoo luubal anam. ak juróomi millions yi fu mu jëm. si keesu buur vers trésor la jëm. état dañ ko dàq ne ko yow sa constitution partie civile waaye li gën a doy waar mooy tey donc yab na 1,650 millions yoo xamante ne dañu ne woon dañ kaa luubal waaye waxuñu kenn na ko fay waxuñu tam kan lañ koy fay. waaw mais 1/5 mu alalu xalifa tamit loolu it. waaw waaye soo demee tey si 1/5 mu alalu xalifa matul 1,650 millions. booy jël di ko fay nit. donc ça veut dire que nit ñi la leen taxoon a jóg du woon fexe waa Dakar yu ñu ne dañ leen a luubal seen alal. du ñooñu jotaat seen alal. leen intéressé woon mooy kii nekkoon fi tudd Khalifa Sall. jóge woon parti socialiste. ñu ñëw ñu dénk ko maire Dakar. mu commencé di liggéey bu ñëpp teg si bët. ñu xëy suba teel ñu ne waa ji kat liggéey bii ñu ko sant ne ko kaay liggéey ko bu ñu ko bàyyee dina def Dakar loo xamante ne ëllëg kenn du ko mën a teree falu. ba ne woon day pavage nga ne ko déedéet kenn dootoo fi pavage arrêté la pavage bi. wut sa benn ministère. dénk ko pavage muy pavé biir Dakar. mu noon day aménager ay place de l'indépendance. nga ne ko déedéet ministère renouveau urbain. Diène Farba Sarr waaw kay mu xëy na dafay def ay aménagement place nga ne ko déedéet duñ fi def aménagement wu place. jël sa ministère dénk ko ne ko kaay aménager ay place mu dem defal ñu obélisque defal ñu leen. bu xëy suba teel jël ay volontaires nga ne non non volontaires yi moom baaxul. créé benn agence tam état buy def ay volontaires. ça veut dire que programme bi mu amoon. baax na je suis pas en train de dire bu ñu répliquer loolu. yow may nga ma benn. ndekete yu volontaire mairie de Dakar ci la ñu copier. seetal nu ma la expliquer. di xawal rek ASP yi. seetal nu ma la bëgg expliquer dama ne la loo gisoon tey Dakar ñu koy def. ñu bloqué ko état baa ngi def la même chose amul jëlal loo mën di jël rek muy programme Dakar tey dañoo jógoon tey ñu dem wuti emprunt obligataire du loolu la ñu waxoon. waaw dem wuti ay alal ji waxoon na ñëw dugg imaginez 20 milliards d'investissement si biir Ndakaaru. bii en plus de budget Dakar ñu dugaloon ko biir Dakar ñaata emploi lay créé ñaata nit ñoo si gis seen ñaata place lay aménagé nga xëy suba teel na non état bi kii amul droit lépp tey Sénégal da nga leb ba effet bi di ko wax ne ko li nga doon leb dafa ëpp. waaw donc bu fekkente ne toll nga foofu ngay jóg di xeex nit. de façon aussi visible que ça loolu yëpp doy la waa ji di continuer nga xëy benn journée waa kii na mi ngi bëgg a ëppal. xaar ma wut nu ma arrêté. xam nga lu ñu waxul mooy li ñuy wax caisse d'avance. bu IGE njëkkee ñëw mairie de Dakar waxu caisse d'avance. dañoo toll jamono joo xam ne boo nee ARMP mu ne mairie Dakar gàcce ngalaama. meilleur élève ARMP. marché moom boo ci jël ñu si félicité équipe yi ko def ku mel ni ñoom madame Traoré ak ñeneen nga xam ne ñoo nekk mairie Dakar la daaf bi ñu téye nii tey. mooy def liggéey bu rafet Mbaye Touré def liggéey bu rafet ñoom Yatma Diaw def liggéey bu rafet. ku ñëw taxaw tàccu leen. ci biir ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yor affaire marché public. DSMP même chose ñu def audit international li ngay dégg ñu naan ñoom ñooy wàcce ay notu France ak ay notu Yougoslavie ak notu Grèce ñi ko doon wàccee ak yooyu ba ñu ne Grèce mënatul lépp. ñu indi leen Dakar ñooñu ñëw jël ville de Dakar noté ko meilleure note joxewaat
waaye IGE ñëw jox ko mauvaise note. non IGE ba mu ñëwee ba mu njëkkee ñëw. waaw daf ni baax na de. ah delluwaat toog tuuti xam naa ñu yóbbu ñu waat. ñu ne leen déedéet delluwaat des na li ngeen xool boobu gisuñu ko. parce que ki ko yónni ne ko dama seetuwaat di Macky Sall. xamoon na caisse d'avance su Dakar. kon loolu la bëggoon IGE xool. ba gis ci dara. exactement léegi nag la ñuy taxaw di wax xam nga bu ñu laajee juge bi daf ne na waaw waaye li ngeen di tuddee caisse d'avance su Dakar bii nee na amul texte bu prévoir ne Dakar am na fonds politique. bu loolu la wax. waaw. li ma phrase bu ma fi jàpp ko bu baax. waaw nee na Dakar amul texte de loi amul benn loi. buy taxaw ne Dakar am nañu droit am fonds politique. maa ngi wax juge bi ne ko. waaw amul texte de loi bu wax ne Macky Sall am na droit am fonds politique. ah déet fonds de l'unité africaine. waaw man kay dama lay wax laa la wax xanaa dégg nga wax dama ni bind naa lettre ouverte Macky Sall. soo ko xoolee si lettre di nga ko gis. ma ne ko nee nañu am nga fonds politique bu toll nii. 8 milliards. nee nañu président assemblée nationale am na fonds politique bu toll nii. nee nañu président au conseil des collectivités am na fonds politique bu toll nii. limal ko ñi nga xam ne wax nañu ne am nañu fonds politique. waaw ma ne ko na ma génneel texte bu leen autorisé ñoom ñu am fonds politique boobu. dépenses diverses. moo am kon ville de Dakar c'est loolu laa la bëgg a expliquer. amul texte bi junjoon nañu ko. waaye kenn mos ta jël texte bi 1966 ba léegi la ñuy junj texte bi. waaye kenn mos ta jël texte bi. gis nga li créé fonds politique ville de Dakar. moo ko créé pour Macky Sall moo ko créé pour président assemblée nationale moo ko créé pour keneen. waxuma légalul de. dama ni waaye texte buy taxaw ne lii am na droit am fonds politique bii. amul xam nga lu am. waaw dañoo jógee indépendance. ñu defal ko ville de Dakar. defal ko assemblée nationale sax moo si tane. bés bu ñu amoon xóotal dinaa la wax. defal ko au conseil des collectivités locales def ko conseil économique et social. defal ko ville de Dakar si seen budget yu njëkk. budget bu ñëw rek delloowaat ko. mais nee na ñu amu ci droit. ma ne su dee loolu léegi nag ñu ñëw ci verdict bi. ci li nga xamante ne loolu laa la wax dama ne bu dee loolu. Macky Sall amul ci droit. keneen aussi amul ci droit. usage coutume. moo ko créé pour institution état yi. moo ko créé aussi pour ville de Dakar. waaw léegi ma jàngat beneen jàngat bu transversal boobu bokkul ak xëy na li war a am 5 ans Khalifa 5 ans mandat présidentiel la bëggoon may nañ ko 5 ans mu war a dem rek Rebeuss am yu mu fa organiser liggéey fa benn mbiru état rek wala gisoo loolu. xam nga Macky Sall. bañ koy fal daf ni woon man kat bu ñu ma falee. juróom-ñaari at. laay def. waaye juróom-ñaar lañ ma fal waaye ba may ñëw di taxaw si nit ñi ne leen fal leen ma. juróom laa def leen waxoon ne leen man de tey constitution bi juróom-ñaar si nekk. waaye juróom de. laay def yem ci. du dëgg. waaw moo tax nit di nga am yéene leer na mottali ko sabab wala leneen. waaye dama lay jàppal dama lay wax nii. Macky Sall mois de mars daaw. la juróomi atam waroon na jeex. waaw du dëgg. 2017. keneen ñëw. wala moom mu rempli la waat. xaw ma lu ciy dëgg ak lu ci dul dëgg. waaw. xaw ma si lan lañ koy teg. waaye li mu teg si juróomi atam yi. jigul réew mi. Macky Sall mel. waaw. lan la fi teg lu jugul réew mi. ba ñu demee mois de mars ba léegi xam la lu ma lay wax. moom la teg si juróomi at yi laa wax. mars ba léegi. donc bu ñu tegee si juróomi at yi lu mu ci teg mars ak léegi lépp lu mu gouverner waat rek mooy li nga xamoon ne waxoon na ne du ko gouverner du dëgg. mooy lan. c'est-à-dire moom mars 2017 la waxoon a jeexal. waaw. donc diggante mars 2017 ak léegi mooy li nga xam ne moom la teg si lu mu waxoon ne fa lay yem. juróomi at nee na moom la ko conseil constitutionnel. xoj ba mu def ko forcé ko ba mu def ko. waaw waaw bu ko neexee bu tuddee da koo forcé waaye dama wax ne li tegu si juróomi at yi nga xam ne moom la engagé woon na moom lay def. mi ngi commencé mars 2017. donc fii li nga xam ne moom la ñuy def depuis mars 2017 mooy li nga xamoon ne dafa waxoon ne du ko def te mujj koo def. waaw teñ forcé ko ko. waaw nee na dañ ko koo forcé nañ si jël soit boo bëggee waaye xoolal diggante mars 2017 ak léegi ñaar yooyu moo fi am mooy si la mooy li Macky teg si mandaam. ñaareel mars 2017 la jàpp Khalifa Sall. loolu laa wax ne la jigul réew mi. ak ci yan anam la jigulee réew mi parce que jàpp na Khalifa Sall sunu mag ñu baax ñi fi nekkoon ñëpp dëdd nañu ñu dem seen yoon.
diggante mars ak léegi xoolal ñaata accident nga am si dëkk bi kootu na ñu ne dee accident benn kii 30 morts kii fanweeri morts fii lii ak lii façon accident bu ñu mësul am nañ ko si biir réew mi du dëgg façon musiba boo mësul dégg bi ñu ne xew na biir Sénégal mi ngi commencé xew biir Sénégal. xanaa reyu paaka yi ngay wax ak. paaka ak xale yi ñu xale mujjee ñuy jàpp ak daanu hélicoptère ak accident yoo xamante ne mosoo dégg daa ngi dégg accident 1 mort 2 morts waaye toog nañ fi Sénégal ba ñun ñëpp ñu jaaxle ay jamono ndax nombre de morts ñu am ci biir tali yàlla nañ si yàlla musal ñun ñëpp. yàlla na si yàlla yemale. waa léegi foo teg ndogal nag ci yooyu noonu yëpp. damay la ñaar yooyu tombe mooy tax ay gaaf ñaar yi ma la juróomi at yooyu li ci tegu ak léegi ak jàpp Khalifa Sall depuis mars 2017 man na jigil réew mi. bu njëgoon de kon mu dem. nañu xool leen ko bàyyi leen ci xel ñu seetlu si. waaw léegi feeg 2019 nag suñu bopp mag ñi ñaan feeg 2019 moo tax ma ne la yàlla na ko yàlla yemale fii yàlla na ko yàlla yemale fii c'est-à-dire que dafa am nit ku ne dafa am rek loo xamante ne moom la sañ-sañu doomu aadama yem dafa am loo xamante ne yàlla moo ko moom loolu laa la bëgg a expliquer dafa am loo xam ne suñu borom moo ko moom mas naa di wax ay xaytu Macky Sall may leen man xam naa Macky bu bëggee fal lu muy def na fexe suñu borom nangul ko rek nit moomul pexewu falu dafa am loo xam ne su moomeelu suñu borom la dafa am loo xam ne moomeelu suñu borom la sa askan wi lay léegi bu ma la toppee dëgg daal kon dafa foqarti loo xamante ne du moomee la maanaam mooy lim teg ci mandaam am nga ay nit looloo indi musiba yi ñun si suñu aada suñu diine ak lépp gis nga lu ñu bind si këy sa kàddu moo ko gën a foor munoo wax àdduna bi munoo def campagne daje kilifa gu nekk wax ko ne man dinaa joxe exemple juróomi ñaari at ngeen ma fal waaye su ma ñëwee tey juróomi at la laay def ci biir sama mandat taree dem renouveler di waat sama mandat leneen li ba nga ko bëggee valider loolu moo metti tam ci biir réew moo ñu indiwaat débat bi ñu amoon tout à l'heure ba nga ko bëggee valider tam juge yi nga dem seetiwaat ñu valider la ko c'est-à-dire instrumentalisation justice boobu la ñu war a bàyyi c'est-à-dire xëy nga suba teel dem defi conseil constitutionnel wax loo ko loo xamante ne c'est-à-dire ñoom ñoo ñu ko wax ñaan nañu yàlla ëllëg keneen ñëw fi dindiwaat ko nit mënoo wax loo juge ne ko avis bi may rendre mën na remplacer ab loi loolu la conseil constitutionnel wax si affaire si affaire waaw bu ñu génnee ci musiba yeeg non gaaf dama yeeg bëgg ñu mu leer parce que sinon nit ñi duñu ma comprendre waaw bu ñu ñëwee ci affaire élection loolu la wax loo conseil constitutionnel ba ñu dellu si waatee tamit ci bële dafa wax loo juge bi juge constitutionnel wax loo ko ne ko am na loo xamante ne moo nekk au-dessus de la volonté populaire c'est-à-dire que am réew am na loo xam mënoo koo changer si sa biir constitution loolu lu gaaw la ci wàllu yoon donc tout simplement le fait que mu jël sax décision waaw mais mooy tegante xel rek xam nga dëkk bi tegante xel bi daf fee bëri yooyu yëpp ci xeetu tegante xel yi la rek juge yeeg conseil constitutionnel yeeg yooyu noonu yëpp mooy mais ñun duñu fi ba ñun duñ ci taxaw ñun dañuy dépassé loolu ñun loolu nag la ñu wax arrêté wax ci leneen xam nga bu ñu demee ba si am réew ki nga xam ne mooy président de la République mën na tegante xel ak magistrat yi ñu ñëw dox ci maayenu askan wi xam nga ñëw dóor seen affaire xam nga dóor nit ñi jàll lay affaire je pense que amul lu gën a graaw loolu boobu jamono lañ nekk si suusu oui mais loolu nag moo tax bu ñuy wax waxu Khalifa ma wax na ñu ne gaaw leen ngeen dépassé xeex bi parce que xeex bi du xeex lan la xeexu Khalifa Sall lu yomb la du dara yàlla mi ko fa tëral dugal ko foofu ci biir kii bi bés bu nammee mu génn saa day génn par force mais am na loo xamante ne moo ñuy interpellé ñun mooy affaire bi nga wax ni mooy affaire li ngay tudde tegante xel bi xam nga dafa am lu doy wax quoi ci biir dëkk bi moom laa di wax tout à l'heure xam nga boo demee yàgg nañu toog ñu dégg Moussa Tine dégg Cheikh Bamba Dièye dégg Ismaïla Madior Fall dégg professeur Serigne Diop boobu El Hadj Mbodj dégg Mouhamed Mbodj dem si yàlla la ko yàlla yërëm te jéggal ko dégg Seydi Gassama dégg ñeneen ñëpp ñuy poser problème mu indépendance de la justice dégg presse bi seen bopp mais lim boobu nga joxe yëpp yow laa ci seppeeg Seydi Gassama mais ñi des ñëpp déggatuma leen nag déggatuma leen ci justice ak yooyu noonu mais léegi ñu ñëwaat pour jeexal ci procès beeg verdict bi ñaari tuuma yi ñu ngàll ci ndoddu Khalifa yaakaar naa comme am na ku ko wax sax muy maître Khassimou Touré kuy gor ku nekk moo la war a gën a métti muy escroquerie portant sur les deniers publics ak faux et usage de faux en écriture maanaam luubalkat moom laa lay wax léegi defkatu ñaawteef moo tax ma lay wax ne la xam nga loolu juge bi sax dañoo waxoon ne ko dafa def loolu newaat tam dafa def détournement de deniers publics
ba xam nga loolu la ñu waxoon. ah détournement moom nee na déedéet. waaw nee na xam nga dafa. dindi na ko waaye loolu gënul bon détournement. loolu mooy teg xel mi xam nga boo waxee nit ne ko dafa escroquer. dafa jël sa alal. xam nga soo ñëwoon tey nga ne moom yow da ngaa escroquer sama oto. waaw lu dëgg. xanaa li gën a yomb mooy di nga ne ma oto bi mi ngi nii fi nga ko dugal. lu dëgg. waaw di nga ne ma oto bii waa ji di dawal. daf ko escroquer si man la ko jëlee. dama ko joxoon ne ko defal ma formalité douane mu jël oto bi def ko si turam. lu dëgg. voilà dañoo bokkoon natt mu dénk ma natt bi ma jël bu ma waxee tegg mu jël sama xaalis dem jël si oto bi. loolu du dëgg ñu xam ne alal jii ngi ne da nga ko escroquer ba nga paxee fi nga ko dugal. waaye kee nga xamante ne da nga ko escroquer. mënoo génn fenn foo xamante ne nee nga fii la dugal xaalis bi ba yéen au contraire fañ la waxoon ne la. xaalis bii fii lañ ko dugal ñooñu indil la ne man kat xaalis bi fii la aw ak fii laa ko jaarale. fii la amee. nga ne non non ñooy duñ ko fi waxee. waaw kon nag loolu nag. moo jaaduwul. moo jaaduwul moo tax ma ne la. gàcce nga laal xam nga li doon doy waar. mooy tey ñu jugé woon waa ji àtte ko Sénégal yëpp joxoñ ko baaxaamu tuuma. waaye Sénégal gii ñu toll tey amul ci nit amul kenn ku am xel ñaar ne Khalifa Sall mii li ñu koy jiiñ defu ko. defut ko amul ci léegi appel bi mu def ak yeneen pourvoi yi mu nam ma def yaa ngi ciy xaar yoon ñu doxal ko ci. waaw xanaa mooy li Idrissa Seck di wax ne xëy na ñàkkul ne nañu daje ci àdduna ci sur biir procédure juge boo xam ne dina am indépendance su wax ñi nga xam ne moom ñàkkul nag. xam nga Aïda Ndiongue demoon na ba ñàkk yaakaar. dajeeg ab juge. juge bi safal ko ba mu set wecc. procureur bi di kaas juge bi ne ko man kat li ngay kaas amoon la man njëriñ man. jëlal rek décision bi nga ne li ngay wax ñu teguloo ko ci yoon. yaakaar nga ne Khalifa Sall dina dajeeg juge bu mel noonu ci yoon bi. juge dem ñëpp a ngi dégg muy wax. waaye li mu wax yëpp lan na ci ëpp solo. na nga ko déglu nag bu baax. nee na magistrat yi bëri nañu. waaye da si am juróom-benn poste def naa juróom-benn poste la wax yoo xamante ne nee na bu fa président xasee teg ay nitam rek. nee na maîtriser na justice bi yëpp. ah looloo waral muy jiite conseil supérieur magistrature loolu moo doy waaw waaye xam nga nee na la dafa am ay postes yoo xamante ne président bu fa xasee teg ay nitam rek nee na maîtriser na justice bi yëpp. loolu kay mooy géej gi am na ndox moom. loolu moo tax ma lay expliquer nag xam nga loolu fa la ñuy toll tey. xam nga tey am nañu fi ay magistrats yoo xamante ne juge d'instruction lañu xam nga leen seen morom yi di woowee. substitut du procureur. am na fi laajal magistrats yi. donc ressort yu ñu am pour que ñu yeewi justice bi pour que justice bi am indépendance am na fi. il faudra que ñun politiciens yi xeex bii tey. ñoom Téliko UMS di xeex taxaw déclaré ñoom ci seen bopp moom laa leen wax tout à l'heure ne la yàgg nañ koo wax. waaye magistrat yi waxal ko seen bopp. mi ngi doog a am Sénégal. il faudra que ñun ñu nekk peuple des assises yi nekkoon assise nationale ñu nekk ci ay partis politiques que par nos déclarations ak suñuy initiative ñu apporter un soutien ferme et constant. initiative bi magistrat yi jël pour xeex pour que ñu jox leen seen. indépendance initiative bi yenn ci ay magistrat jël ndax du ñoom ñëpp. non xam nga man jàpp naa ne comme seen kuréel. moo daje. wax ne si dañoo am problème indépendance jàpp naa ne magistrat yëpp retrouvé nañ ci seen bopp. ci loolu noonu waa léegi ñu romb mbiru magistrat yeeg seen kii ni ñëw nag ci yéen ñi nga xamante ne ñoo wër Khalifa dañoo door verdict balaa jant sow ñu jàpp kenn teg. mooy sama xarit bi Barthélemy ma toog rek ci plateau ba di ko xaar ñu ne ma du fi yegg si kooku ñu jël jàpp ko parce que am na yenn kàddu yoo xam ne yëkki na ko wax jëmale ci magistrature bi ndax wàññiwul seen doole ci xeex bi. xam nga li fi xew moo bari xeex bi war woon na tàmbale sax si Khalifa Sall waxoon na yàgg tàmbale mais loolu. kàttanu Macky Sall la. nga yaa ngi wax léegi nga ne mën a am ñu bëri ñoo doon déggatoo leen ñooñu maa ngi leen def appel ñoo xam ne Sénégal gi tamit am na loo xamante ne si seen kàddu la doon jaar moom mooy lu jiitu ñaareel bi gis nañu ay jéege yu bëree bëri ñu teg ko Sonko mii dañoo xëy dàq ko su dëgg xeex bi waxoon na am mobilisation depuis boobu ñun ñëpp ñu dem taxaw défendre Sonko ñu xëy suba teel Karim Wade man damay wax nit ñi ne man Karim Wade du suma xarit man xaw ma Karim Wade benn yoon la ñu ma wax téléphone netti naan lan la ñuy waxal téléphone man nag moom waaye
mos ngaa gis am réew bu gracier doomam ba pare forcer doomam ne ko kay génn ci biir réew mi li ma waa APR di wax dafa yomb. buñ ma wax ne ma kay moo génn boppam réew mi wax naa ne bu dee loolu la nañu xëy suba teel ñoom ñi def communiqué ne Karim Wade su bëggee dellu si réew mi na dellu si réew mi réewam la nañu wax loolu. Mimi de nee na bu ñëwee dina fay 138 milliards. mais gis nga loolu ba mu amee. jour boobu la ñu waxoon arrêté réew mi xam nga lu tax. xam nga loolu lu muy teg mooy ñun kat dañoo nangu waa ji yóbbu suñu 138 milliards. bu bëggee dellu soit na ko indaale bu fekkante ne mënuñoo fay suñu 138 milliards na toog foofu mu toog. loolu mooy diil bi kon. mooy yaa ngi suñu 138 milliards boo bëggee nga toog foofu toog à 138 milliards yi boo bëggee nga ñëw si biir réew mi indi ñu suñu 138 milliards. est-ce que nit ñi rendre nañ compte si lu ñuy wax. xeetu chantage la it. mais non lu gën a doy wax mooy alal réew mi la bu dee moo jël 138 milliards mais mooy alal réew mi mais leneen li nga xam ne moom la ñu wax a posé wu problème gis nga lay far du ndax diw jël na 138 milliards. bu dee dañuy wax ak wàllu démocratie ak wàllu fonctionnement. xam nga lan mooy scandale. lan la. mooy am réew nit mën faa jël 138 milliards loolu mooy scandale. te dara du ko ci fekk. waaw même dara fekk ko si sax waaye mu possible rek nga mën a gérer am réew nit mën a jël 138 milliards si keesu bu buur rek c'est un problème. loolu benn problème la. léegi problème boo xamante ne donc ñu tudd wax naan ay diw jël na sànq. moo tax ma lay wax ngeen koy aborder teg si leneen. ñëw ñu tegaat si Barthélémy Diaz. magistrat yi il faut pas qu'ils se trompent de combat. il faut pas ñu leen jaxase ak les hommes politiques. li Barthélémy wax figure destin la kan mooy summi tubéy yu kan kuy summi sa tubéy fan français mooy bindoo noonu mooy waxee noonu lu muy tudd figure destin du noonu la tudd si français lan mooy outrage bi rien du tout bu fekkante ne dañoo war a jàpp ñoom magistrat yi dañoo war a jàpp seen bopp doo tey mënta nekk loolu la ñu war a def nag loolu moom jarul xalaat ñoom lu ñu waxal seen bopp ak lu juge dem wax moo gën a graaw lu Barthélémy Diaz wax rek la ñoom lu ñu wax rek la lu juge dem wax moo gën a doon farata fayante ak Barthélémy Diaz bu fekkante ne dañu am suñu réew am charte fondamentale u réew am constitution bi ne magistrat yi dañoo war a indépendant wax ñu ne yéen seen teeyu bakkan ak seen transparence ak démocratie bu mu war a doxe ci biir réew mi tegewul si lu dul magistrat yi am seen indépendance yéen ñi nekk magistrat ngeen jël rajo bi woote panel ñëpp di leen dégg ngeen ne indépendance bi ngeen ñuy jiiñ bu ñu wax si biir constitution bi ne am nañ ko ñu ngeen di yëgal ne amuñu ko ñun ndax président de la République posture moo tax mënuñu koo am loolu mën nga koo méngale ak ñetti kàddu yu Barthélémy Diaz wax juge bu nekk si seen biir xëy suba teel nekk membre conseil supérieur de la magistrature xëy démissionné ne li fa am jaaduwul ñu déet na waay mu nekk magistrat xëy na man sax faf naa summee ko totalement mënatuma nekk magistrat ñu ne ko lu tax mu ne parce que la magistrature a démissionné fañ ko doon séntu newatu fa mënatuma assumer rôle boobu fii si suñu biir réew parce que constitution bi teguñu loolu nga bàyyi fa deuxième loolu ñëw na da ngay topp ni Barthélémy Diaz non ils ont une autre bataille à mener bataille bi ñu war a mën a ñoom c'est exiger justement que ñoom ñu am seen nekkul ñoom ak Barthélémy Diaz nekkul ñoom ak Barthélémy Diaz waaw léegi yéen xalifiste yi ngeen bëgg a def ay marche ci weeru avril bi dëgmal beneen combat politique ndax jàppoon ne perte ngeen ko dès le début bañ jàppee Khalifa Sall ba léegi yéen lu ngeen deful ci Dakar def ngeen sax ci région yi dem ngeen sax ba diaspora loolu mooy erreur bi te mooy erreur wu tamit Macky Sall xam nga Macky dafa am lu ko manqué xam nga dayoo président son excellence le président de la République président dafa am dayoo dafa am fooy toll dafa am fooy toog gis nga charisme nga bëgg a wax non dayoo dafa am looy matala sa bopp dafa am looy jombas dafa am looy seexlu sa bopp dafa am benn hauteur boo war a jël président moomul defante président moomul xokkasante président moomul def na ma dama koy def président moomul sax dégg dafay jëlale dafa am benn dimension boo xamante ne boo fa tollee ñu ñëw fal la bul xool ñu nekk si suuf nit ñi ñoo war a xool sa place si kaw waaw léegi ñi lay xool buñ bëree nag foog ngay wàññi di kii ay bët di wàccee ay bët waaw mais loolu xam nga noo koy defee sa bilan say réalisation sa toogin sa dayoo sa mat
ngay def ba boo delluwaatee si ab élection boo nee kaay falaat la ba nit ñi falaat la waaye boo nekkee si kaw si ba pare di wàcc di xeex ak ñi nekk si suuf toujours ndax maire Dakar daf maa sonal ndax diw daf maa sonal ndax Barthélémy Dias daf maa sonal ndax kii daf maa bëgg a yàq non non kii dafa fàtte ne man maay président laaj si biir parti am la ko jox commencé bés boo tollee si dimension boobu rek dayoo ba nga waxoon a toog xamuloo fa la nit ñi teg fa la askan wi teg rek xamatuloo donc il faut vraiment que cette prise de conscience là mu def ko xam nga man dama toog bàcci def ma def benn nit ne ko Macky Sall dañ ko remplacé du nit man bi ma xamoon ah si parce que rek soutenir nga ko 2012 rek non xam naa Macky bu yàgg gis naa ko si situation gis naa ko bu nekk assemblée nationale nekk ministre de l'intérieur nekk ministère plusieurs fois amoon une grande courtoisie vis-à-vis de tout le monde man seedeel naa ko plusieurs fois Macky moo nekkoon ministre assemblée boo xamante ne boo ñëwee assemblée bu tontu la nga posé ko question mu tontu la bu ñibbee na la bindaat lettre tontuwaat la si question bi jox la détail yi nga soxla xam naa suivre naa processus am gis naa ko mu am endurance gis naa ko mu am lu mu gëm taxaw si ba tax ma ne dañ ko remplacer di kii nga xam ne moom la nit ñi faloon et la preuve d'ailleurs regarde am ban engagement bu Macky Sall mos a jël nga gis tey mu respecté def na fi PUDC def na fi CMU def na fi bourse de sécurité sociale loo bëggati nag loolu nga wax nee woon na du ma sa fal sama frère décret fal la ko décret nee woon na la juróomi at lay def deful juróomi at nee woon na la bu ñëwee gouvernance sobre et vertueuse lay wax anamu nee woon na su ma ñëwee damay dindi agence yi tey la agence yi gën a bëri que jamono yu mu fi nekkee dindi na Sénat benn Sénat boobu la dindi remplacé ko par un conseil des collectivités locales en termes de dépenses budgétaires c'est exactement la même chose ne woon na la pétrole bi ana pétrole bi mas ngaa gis lu gën a lëndëm tey si sunu biir ñun que sunu pétrole bi nga xam ne moom la Sénégal am ne woon na la su ma ñëwee juróomi at laay def ñëw na def na juróom-ñaari at fal na njabootam ñi sont au centre justement waaw xam naa buñ ko toppee émission bi jeex ana nit bi nga xam ne moom la ñu faloon ana ki jëloon engagement waaw mais yow tam tontuwuma ci échec gu combat politique bi ngeen mëne pour libérer Khalifa dama la commencé la wax na la ñun du rek xeexu sax politicien rek mais dafa am benn niveau xam bu ñu fa toll dafa am benn jonction de toutes les forces politiques yoo xam ne moom moo war a am sur les revendications démocratiques yi ma la revendications électorales yi ma la foofa nag ma jàpp ne yéen du sax côté boobu ngeen ko échoué mais opposition yëpp a ko échoué amoon ngeen benn moment pour wane ne yéen mën ngeen laaj teg seen i intérêt personnel pour jiital intérêt national muy élection législative yi foofu nag ngeen wane fa ne kenn du jiitu bàyyi sa morom ginnaaw. je suis tout à fait d'accord ak yow ci loolu c'est-à-dire que du xam nga heureusement d'ailleurs que élection présidentielle la ñu jëm. paradigme yi du benn nit ñi mën nañoo jaxasoo ku nekk li ma gis nii. waaw loolu gaawul ci élection présidentielle mu am ay candidats yu bëri ñu dajaloo deuxième tour gaawul mais élection législative effectivement gaawoon na et élection législative man li ma jàpp ne moo ñu bloqué mooy dañoo toogul waxtaan. et ñun xëy na am na lu bëri loo xamante ne mënuñu ko wax fii. waaye ñàkk waxtaan moo indi ñi nga xamante ne moom moo ñu daloon. ci élection ak réunion yi ngeen tenir yëpp siège grand parti. waaw mais ñàkk waxtaan lu bëri am na ci ñàkk waxtaan am na lu bëri loo xamante ne. bu ñu paree sax ba génn si la ko nekk doog a xam ne position diw la ak position diw. nit ñu bëri ñu ngi jiñ naan lii diwa ko yàq diw lii ko yàq am na sax ñu ne lenn ni mën naa ko yàq yàlla xam na ne dugal na sax sama kàddu. yéen xalifiste yi la yéen ñii yéen a ko yàq. ndax yéen ku toog benn place ngeen ne na jiital liste pour élection législative bi Pa Wade nekk fee mënoon ngeen jiital Pa Wade. waaw d'accord léegi lu ma si bëgg a wax. ndax mag yàgg na ak yàlla. waaw mais débat wu Ablaye Wade ak Khalifa Sall mosul posé wu si sunu réunion yi Wade day nekk candidat après la ñëw boobu tasaar waxtaan bi yàqu na ba noppi. waaw yéen Omar Sarr daal ngeen doon bañ li ngeen indi woon waxtaan bi. te sax waxtaan yi si profondément en tout cas man fekkee ma fu ñu si toggee waxtaan. fi ñu amoon waxtaan si suñu biir li nga xam ne moom la yoon waxtaan mooy woon ndax entre diggante Omar Sarr bu baax d'ailleurs nekk Dagana am aussi leadership au niveau de Dagana nekk secrétaire général du parti démocratique sénégalais ak Khalifa Sall ñaar ñi kan moo si war a jiite liste yi. ki yéen ci biir ki yéen ci biti ngeen jël ki ci biti. moo ak nit ñi dégg. mais xam nga phénomène de campagne dafa am dafa am jamono joo gis rek dafa am nit boo xam mooy nekk phénomène bi nga xam ne moom moo mën a tirer une liste. ñun suñu argument la waxuma na suñu décision argument bi ñu tegoon si kaw table bi mooy ne Khalifa Sall aujourd'hui bu ñu ko defee tête de liste dina xëcc liste dina tirer la liste parce que am na benn vague de sympathie énorme boo xamante ni moom moo judd ci moom. yow da nga di aussi aux gens du parce que jàpp nañu loolu tam mën ngeen ko dégg parce que bi ngeen di investir Karim Wade mi ngi woon si biir kaso bi mais le problème
mais ci seen biir tamit ndax calculer woon ngeen wala suuraale woon ngeen paramètre wu ne infiltration état am na ci am ñoo xam ne tas leen doo nga leen tax a jóg. mën naa te ne réussir nañ ko. mën naa ne. waaw ba pare yéen xalifistes yi affaire Khalifa Sall c'est vrai que homme politique yi dinañuy analyser mais en profondeur aussi dafay des ndax procès Khalifa Sall dafa mettre en exergue maanaam dafa fësal limite yi am ci suñuy institution Sénégal limite yi am yëpp fësal na ko mais kenn bàyyiwu ci xel muy jàpp nañ maire capital wax nga ko ci 1,600 et quelques millions ne daf ko luubal muy mbiru caisse d'avance boo xam ne xëy na ñi ko xamoon bëriwuñ ci askan wi muy benn mbir maanaam caisse yoo xam ne dañ koy teg te nañ koy gérer xëy na contrôle amu ca ñaareelu mbir ñu ne nit ki amul droit génn doxi soxlaam ak yooyu bañal nañ ko caution yam te caution yi lu ñu teg la te loi maye na ko nit mën na cautionner surtout bu dee nit ku am garantie war na mën a cautionner continuer di dox ay soxlaam ñu dàqal ko muy beneen limite bu ñu wane mu doon candidat ñu nangul ko candidature am valider candidature am ci législative may ko mu doon tête de liste ñu fal ko ñu ne ko doo dem siège assemblée nationale amoo immunité parlementaire xëy pour juger ko ñu teggi malaanu kiirlaay boobu maanaam am na immunité parlementaire muy beneen limite mu doon benn mbir boo xamante ne yéen may ngeen ni ñun sénégalais ñu xam ne Sénégal suñu institution faw ñu xoolaat ko saytu ko bu baax ndax li fi am xewul fenn ci àdduna bi sax. fi nga war a njëkk a tàmbalee tey mooy ne loolu parce que Assemblée nationale. ba ñu koy gérer si loolu la njëkke woon le fait que nga xëy suba teel rek jël IGE jox ko président de la République pour constitution libre administration des collectivités locales président de la République xëy suba teel jël IGE ne ko dama seetal na mairie Dakar seetal na mairie tel mooy débat bi njëkk. est-ce que tey démocratie locale bi ñu am mën na autoriser ak lu constitution bi chaque principe bi constitution bi tëral ñu mën a xëy suba teel ne diwkat kaay def nii. am nga débat yi yëpp benn beesu si. waaw mais gis nga côté même immunité parlementaire bi surtout foofu parce que dafa laalaat beneen pouvoir muy pouvoir législatif. moom kay nit ki ñu fal ko ne député la dama lay jox sax leneen. te mënul jouir information capacité mën koo remplir comme fonction. gis nga tey jii ba may wax ak yow. nii tey jii ba léegi levé wuñu immunité parlementaire Khalifa Sall. ah séance bañ defoon nag. wala da nga waaw koo yëgul expliqué nag moo tax ma lay wax. assemblée ñaari yëf lay def day wote non. waaw su bëggee jël décision. waaw day wote mu ne. wote naa loi pour lever immunité parlementaire mu ne wote naa résolution. du dëgg. waaw nañ la wan résolution bu ñu wote ne moom la ñu wote lever immunité parlementaire Khalifa Sall. war nañ ko xanaa député ya fa. amul ya ko amul dama génn waat débat bi tey ñu am ngeen rajo. président assemblée bu muy soumettre dafa soumettre proposition commission bi au vote de la plénière. donc ils ont levé benn immunité sans mu am texte bu ñu lever immunité. doy na waar. dama nga seet ko lu ma la wax. ils ont soumis une proposition orale la ñu wote à l'Assemblée nationale. mais un texte bu ñu soumettre au vote des députés. ne ko kaay ñu ngeen wote ko ça n'existe pas. ça n'existe pas d'ailleurs bu ñu leen ko demandé assemblée bu ñu leen ko demandé tribunal bi. procès verbal vote bi la ñu yónnee tribunal mais loolu juge bi xamu ko c'est-à-dire loolu aussi suñu problème justice la gis nga. du justice rek nee naa la ñun suñuy institution. ci moom laa boppam wax ni kay dama la d'accord ñoo jagadi. gis nga nit ñi lu ñuy wax effectivement am na débat de fond et moi je suis militant de ce débat là gis nga lu ñuy tuddee ay caisse noire ay fonds politiques ay fonds secrets lu ñu war a lijjanti. je suis d'accord que ñu ubbi un débat autour de ces questions là France def nañu tax. Ismaïla Madior Fall mii yàgg na koo expliqué nee na c'est une affaire boo xamante ne. tradition française la. et il expliquait que tey boo demee France. même pour le président de la République fonds bi dañ koy contrôler. Ismaïla da lay mere de ndax posture ba mu yoroon ba muy wax loolu ak bii mu yor du benn de. non Ismaïla du changer avis lu mu la waxoon démb mooy xalaatam tey donc la mu la waxoon démb mooy xalaatam. kon ñax nga ko sësal nga ko. non c'est-à-dire que et ça c'est la vérité boo demee tey France fonds bi dañ koy contrôler di xam lan la si président xam nga lan moo ko indi woon. Chirac la ñu xëy gis mu jënd ay billets d'avion yoo xamante ne billets d'avion yi mi ngi ko jëndoo xaalis liquide c'était pas dans le cadre de ses fonctions yu demee contrôler ko. gis ne donc ñi ngi jël fonds politique yi di ko utiliser pour leneen. waaw boobu mais la ñu léegi jël ne kaay ñu dem ñu contrôler fonds yi. tey ñu ñëpp fi la ñu dëkk si biir réew mi. xaalis bi nga dégg ñu koy maye ñu ne première dame may na diw
xaalis fan la jóge fondation. fan la salaire am jóge fu mu amee salaire bu muy fi jëlee xaalis boobu. fondation bi. c'est-à-dire que gis nga dans la vie publique. dafa am ay actes yoo xamante ne beneen réew boo ko defoon. ñu interpeller la parce que dafa am loo xam mënuloo koo maye si say ressources yi nga xam ne moom nga wax ne moom nga am. waaw léegi xam nga tey. waaw mais léegi yow. président Moussa Tine nag jiite alliance démocratique pencoo nag may mën nag ñu avancer tuuti parce que man dama kontaan ci toog ak yow. ndax dafa am lu tax ma bëgg a wax ak yow ci loolu. xam nga bi procès Khalifa Sall jógee coow li wax nga ak benn entretien boo def ak suñuy xarit waa populaire ni président Macky Sall interpellé na la ci mbiru Khalifa Sall damaa bëgg nga yeggee ñu ko fii ci leeru jamono ba mu leer ci bopp yi des ci xel yi. c'est que nag yéen aussi les journalistes léegi da ngeen a dese. dese waaye dafa am lu des si yéen. ah xas nga ñu de man wax naa leen ko si rajo bi. wax ko ñëpp dégg ko. waaw du ngeen laaj président ndax da koy weddi. waaw mais damaa bëgg mu leer parce que na leer daal. waaw dama weddi. wax ko ci caméra El Hadj Saliou Bey bii. parce que boobu da nga ko wax ñu bind ko. waaw léegi man damaa bëgg lenn damaa bëgg président dama weddi ma ne ma loolu amul xam nga man dama la xëy suba. bindal la wax la ne la. man président recevoir na ma. waaw. wax man. wax ma ne mën naa wax Khalifa Sall mu bañ a nekk candidat si élection yi. 2019 boobu sax 2017 lañ doon wax. kon avant 2017 la. waaw moom wax loolu. 2014 la. moo ma ko wax non non. parce que 2014 la IGE dem foofu. waaw dama ni. wala 2013 moo ma wax loolu. président. waa kañ moo ma ko wax. moo ma ko wax solennellement. waa kañ. non jarul kañ ak leneen dama lay wax ne non dafa war a leer l'histoire retiendra lii daf ñu noo ñor. xam nga dama bu ma koy expliquer sax dama ko si bëgg a delluwaat waxoon ne du courtoisie si république du aussi mat si république nga dugg ak kilifa ngeen wax ci biir fenn nga génn nettali li ngeen jot a wax. du nettali de dafa war a leer. waaw si moom laa bëgg a wax dama bëgg a wax dafa am moment yoo xam ne dina leer dama lay wax rek ma wax la loolu. wax la ne la donc man du kenn xamee ma it génne wax. ñu mën tëjoo kilifa wax ci biir. waaw kenn xamee ma loolu. am na benn éthique républicaine am na taxaw bu ma taxaw ci mere parce que dafa war a leer. waaye ma ne dinaa ko wax ci biti. ndaxte Mbaye Ndiaye. wax na ko. Mbaye Ndiaye nettali na ne lii ma doon nettali loolu. Macky Sall si boppam waxoon na ko Khalifa Sall. ci boppam. waaw waxoon na ko Khalifa Sall Macky Sall defoon na même proposition de Khalifa Sall ma ni jottali na ma. mu ne la yow Moussa Tine waxal ci Khalifa Sall ne ko bu mu présenté wu ci présidentielle élection yii di ñëw. waaw. loolu nga dem wax ko Khalifa Sall. waaw loolu la Mbaye Ndiaye di nettali. ba mu ko waxee Khalifa moom ci boppam directement. Khalifa def ni ko maa ngi yow ay ànd gox lañu. yow yaa may jiw loo xamante ne ëllëg. du ma la xool nekk candidat contre yow. tegal naa si information boobu li ma lay wax nii loolu la ko Khalifa tontu du lu bees. Mbaye Ndiaye nettali la tamit lii ma la wax nii tamit. madame Mbaye Ndiaye si la jógee nag ne la nag président laaj ku ko bëgg a xeex mu xeex la. mu xeex la jàpp na ne moom comme waa ji wax na ko kaay nga jébbalu sama kanam mu ne man du ma jébbalu. jàpp na ne donc loolu xeex la comme waa ji daa bëgg porte place bi. moom ku ko bëgg a xañ place bi ñëw. yow bi la président santé loolu da nga ko ne dinaa ko waxi ji wala tontul nga Khalifa laataa ngaa dem. non après man wax naa ko leneen moom seetlu na sax ne taxawuma ci loolu parce que ba may jóg di ko seeti loolu taxuma woon a jóg dem seeti ko. dégg nga wax donc waaye comme yóbbante na ma moo demee tam wax naa Khalifa ne ko lii ak lii ak lii Khalifa wax ma tam ñoom ñaar fu ñu jaar wax ma fu ñu aw. ñoom ñaar dama wax ne xamul ñoom woowante. doomu baay. Khalifa Sall. ak Macky Sall. doomu baay lañ doon woowante. waaw parce que seen niveau de relation fu ñu toll woon. ñu nekk xarit gis nga seede yi mu ko seedeel. ci meeting. gis nga ni mu ko jàppale woon biir Dakar mais dafa mel ni dafa am loo xamante ne Macky Sall mosu ko baal waa Dakar. mooy lan. le fait que mu présenté candidat à Dakar Khalifa Sall gagné ko. mooy Mimi Touré 2014. exactement donc seen problème ñoom ñaar nit ñi dañuy fàtte Macky Sall moo présenté candidat contre Khalifa Sall au niveau de Dakar. moo ne ko man ka damaa nekk fii capitale dëkk bu sensible la. donc kii yor capitale bi dafa war a nekk koo xamante ne sama biir parti la bokk. bu fekkente ne da nga ànd ak ay nit kese. ngeen ànd gor ku nekk yéen a sa morom. jàpp naa ne ku fekkante ne kii sa allié la mu nekk di gérer Dakar dafa la war a kontaan la. et c'est la même chose la ñu def aussi à Kaolack. Madiène Diouf on lui a demandé de renoncer à la mairie de Kaolack ñu teg fa nitu APR. te moom AFP la bokk oui AFP la bokk donc ànd bi dafa ànd boo xamante ne ku ne dafa Macky dafa bëgg yëpp ñëw ci biir. waaw yow ci kaw ànd boobu yow yaa ngi woon ak président Macky Sall au début bu mu dénkoon la entente ka Dakar waaye daa mel ni bi mu ko jëlee rek yow it ci nga ko mere ba tey. oui mais loolu nga ko mënul baal xanaa loolu aussi erreur la.
Macky Sall mosuma dénk entente Kadakar c'est-à-dire loolu xam nga Sénégal voilà loolu moo dafa bëri amalgame. waaw entente Kadakar résolution bu ñu voté entre mairie Dakar ak mairie Rufisque Kadak ak Kaar ñoo ma confié ma nekk directeur général bu Kadak. kon du woon Macky Sall du woon Macky Sall. ah nomination bi kay conseil des ministres lañ defee comme décret boobu bi nag laa la bëgg a jëm si moo ma nommé Kadak Macky Sall moo ma nommé directeur bu Kadak. waaye nomination directeur bu Kadak. président wu Kadak. mooy proposé Macky Sall ne ko man kat diw laa bëgg mu doon directeur bu Kadak président wu Kadak Khalifa Sall. kon sur proposition de Khalifa Sall la Macky Sall dindi nommé tamit Kadak Khalifa Sall moo koy bindaat lépp ne ko damaa bëgg nga dindi. kon lu tax nga bàyyi waa APR wër ci dëkk bi rek naan yow da ngaa mer moo tax ngay opposé. waaye xam nga man nag ñoom xam nga ku mel ni professeur Ablaye Bakary dégg nga ko Bakary mu wax. waaw Bakary xam nga professeur Bakary. waaw xam nga bëggoon daxa kenn waxatu ko. moom it dégg nga gars yi ne ko léegi gis nga tontu bañ ko waaw gis nga tontu bañ ko tontu. waaw c'est-à-dire ku ñu àndalul rek xëy suba teel wutal luñ la takkal. am na tëddiwul noonu c'est-à-dire que ñoom ñooñu nekk ci Macky Sall su ma bëggoon tey ñoom ñu bëgg man nangu ñoom la ñu nangu balaa ñoo am ma am. balaa ñoo am nga am. waaw fu ñu jaar si waa politique ñu maa des ci ñoom ak fu ñu Macky jaar Sall ak si àdduna. ku waaw nekk li nga am si sa ginnaaw ak bunt yi nga mën a ubbi ak yi nga mënta ubbi mais su ma bëggoon tey ñoom. du ñu am. du ñu am. waaw Macky Moussa Sall Tine xam na loolu Macky Sall am na kilifa yu bëri yu am si àdduna bi bu ñu ko soxlaa si man la ñu jaar pour gis ko. ci lañ doon jaar non non dama waaye léegi ca moom boobu laa jamono ca jamono jooju jamono jooju ba muy yegg si nguur gi. waaw am nañu ko félicité ba mu nekkee président de la République ay kilifa si àdduna bi. man la ñu woo ne ma lan mooy numéro Khalifa Sall lan numéro Macky Sall. Macky Sall nga jox leen ko waaye tey amatoo numéro de bu bees bi yoroo ko de bu baax bi. non non wutu ba ko sax xam nga président moo lay soxla bu la soxla mu woo la waaye waaw moom moomu noonu war la soxla war la woo du ñàkk dina ko def ndax def na ko si Bamba dina ko def si ñeneen ak ñeneen xam naa ne tas groupe bu Khalifa rek ka ko tax a jóg mais balaa ñu tey yegg def na discours 3 avril veille de la fête de l'indépendance kii woon na ko non dafa naa yegg bu ñu foofu de moo Bamba à suivre lay doon président Macky discours bi mu def 3 avril ndax convaincre na la am laa lay wax tout à l'heure ne la président dafa am fu ñu koy séntu dafa am lu mu moom dafa am taxawaay bu mu moom président moomul defante. ah defantewul 3 avril de président Macky Sall président du defante. ah mais li mu def 3 avril lu bokkal defante. dama lay wax def na discours am gis nga wax na ci militaire armée bi wax na ci sécurité bi wax ci enseignants yi. dama lay wax ñaar. waaw ñetti yëf yoo xamante ne wax neex ci na DER ma lool si discours am. ñaar yëf ba ñett. médecins yi lu mu ci décidé. yokk seen très retraite bonne mesure yokk seen retraite. c'était injuste am naa ci sœur bi ci nekk li ci liggéey. médecin dafay yéex a dugg fonction publique donc loolu lu baax la ñu ngi koy rafetlu nañu respecter juste engagement bi ñu jël. le fait que aussi mu ngi ne da koy étendre. ci collectivités locales yi je pense aussi que c'est une excellente mesure nañu respecter engagement yi les collectivités locales yi aussi aider à ce que mesure boobu yegg. le fait aussi que mu féliciter. ñi di yoroon hélicoptère bi daanu. waaw Missirah ñi leen secourir. ak ñi di yoroon hélicoptère bi. daanu. ñi xam nañu ne ñi doon dawal hélicoptère bi ay héros lañu. gis nga France benn gendarme moom moo xëy suba ñëw ñu jàpp nit otage mu ne moom day remplacer gendarme bi président de la République moo déplacé wu dem ba ci armée bi ñu defal ko hommage national. Sénégal nag nit ñi dañuy rus a wax hommage yu kenn. l'armée ñooñu doon dawal avion c'est des héros. il faut que ñu sargal leen lu tolloog actes yi ñu posé ñi xam nee nañu bu ñu defoon lu ñu waxoon def hélicoptère bi kenn du fa des. mënoon nañu daan hélicoptère bi sax ay kër yoo xamante ni nit ko fa dëkk. ñu fexe yóbbu ko ci zone bu kenn dëkkul ci biir ndox yi ñoom seen bopp ñu sacrifier seen vie pour que ñeneen effectivement mën a dund. donc ça hommage boobu dañ ko rendre à l'armée ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo fa bàyyi seen bakkan militaires yooyu nañ leen rendre effectivement hommage. donc le fait qu'il ait fait ça. ça aussi je suis tout à fait d'accord. léegi nga d'accord ci lépp. waaye président. mënoo xëy suba nga war a changer constitution wu Sénégal adopté ko en conseil des ministres ngay def discours à la nation waxuloo ci. parrainage. lu mu mën a def ci constitution bi quel que soit ce que tu mets dans la constitution mënoo def discours 3 avril di changer veille modification révision constitution
mu taw ubbiwoo ci benn gémmiñ wax askan wi ne lii laa bëgg a modifier ci seen constitution lu ñu tëral ñun ñëpp lu ñu tënk ñun ñëpp mënoo ko def ñaareel bi waaw mënuloo xëy tamit ngay changer suñu système électoral parrainage nga dégg contestation yi am ci biir parrainage bi nga def discours ba mu jeex tuddloo parrainage waxoo nit ñi fa nga jëmee réew mi waxoo nit ñi nan la ñuy fale seen président de la République yow mii taxaw ni ngay remplacer ëllëg waxuloo nit ñi nan lañ koy defee wala ak ni ngay toogaatee ak ni ngay non nañ koy remplacer nañ koy xam mënoo toog nga wax ci benn kàddu bu jëm ci loolu mais ñetteel bi tamit dafa am réew fu muy toll ñëpp sant nañu tension bi am ci biir réew mi président dafa am discours apaisement dafa am décrispation dafa am jamono yoo xamante ne am décrispation mais dama la laaj Abdoulaye Wade laajal Abdou Diouf laajal Famara Ibrahima Sagna laajal nit ñi dëkk bi fan la doon toll ak nit ñi yan niveau de waxtaan lañ doon toll di am mais c'est-à-dire que à la limite tu montres aux gens là que je vous laisse ngeen continuer di wax rek ngeen def ma réew buy toj du demee noonu man maa ngi woon Benno Siggil Sénégal laajal président Moustapha Niasse laajal Ousmane Tanor Dieng laajal Abdoulaye Bakar laajal Amath Dansokho ñaata yoon lañu jël ay initiative yoo xamante ne niveau de popularité bu gën a wut amu ci mais jour bu ñu xëyee muy éclaté le 23 juin éclaté waat fii ci affaire émeute de l'électricité mais kenn sóoru ko il faut avoir benn lecture constante boo xam ne du yoon sax si waaye nag 23 juin du gaaw am amaat xam nga lu tax chose politique moo intéressé tul citoyen lambda dañoo découragé ci politicien ak la muy loolu lañ wax waxoon 23 juin ba muy tàkk noonu la defoon niveau de désespoir bi doo bokkul ak léegi doxal tuuti nga sénégalais moo bàyyi politicien ma ne xam nga bañ ko doon def même sax bay passé dañoo jàppoon ne nit ñi demoon nañu ba découvrir secret carte mu nekk day tooy di xaar sa carte jot rek waxtu carte jot rek nga dem sànni sa carte rek la sa toilette loolu ñëpp jàppoon waaye ba nit ñi amee raa la bool xëy suba teel exprimer ko si biir tali bi Dakar yëpp tàkkandoo région yëpp tàkkandoo c'est-à-dire amul kenn koo xamante ne sóoroon na ko su fekkente woon président sóoroon na ko Wade sóoroon na ko du 23 juin mais bu weesoo loolu discours bi lan nga jàpp ne waroon nga ko xaaroon nga ko à part yi nga énuméré te waxu ko mooy ñu jàll discours d'apaisement say dafa am foo xamante ne bu fa réew tollee mu nekk benn niveau de tension lu ñuy tuddee décrispation c'est-à-dire nga lancer des signaux au dialogue xanaa dialogue nga bëggoon mu lancer ko même si fekkente ne gëmuloo ko mais dafa am benn discours boo xamante ne dafa am foo xamante ne naa la dayoo président moo toll foofu c'est-à-dire un président ne constate pas la division looy tontu ñi nga xamante ne nee nañu keroog place de l'Obélisque wala boulevard Général de Gaulle nit ñi fa teewoon dañ leen fay pour ñu assister au défilé. Il y a deux signaux yu leer président jóge na fi dem na Pikine gis nga image yi am Pikine. lamb daa amoon de. lamb ji ba mu jeex 60 000 personnes la Pikine ça fait plus d'1 million de personnes et c' était le lancement national nit ñi Dakar ak Thiès ak fu ne lañ jëm jóge. et ils se sont débrouillés def ko waxtu woo xamante ne lamb gi commencé gul woon du dëgg. dafa am place leen de tam défilé bi. ñun ñëpp yàgg nañu seetlu. boo gisee président nu mu wéete nu mu nekkee woon si benn kii singulière ci biir dëkk bi di jëm fee doo gis sax ku taxaw na la maa ngi lay tàcc wala maa ngi def nii wala kontaan na si gis naa président malgré les efforts yu def malgré lu ñu gis sa armée malgré défilé bi nu rafetee nga xam ne armée préparé nañ ko il voulait que mu nekk une très grande fête mais y a un moment boo xamante ne si le président se déplace saa yi su fekkante ne président dafa toll foo xamante ne jàpp na ne moom moo am doole te dooleem lay xeexe effectivement il y a forcément benn distance bu nit ñuy jël par rapport ak dafa am benn moment d'enthousiasme benn adhésion boo xamante ne ay nit en fonction de image bi ngay rendre en fonction de ni ngay wax ak ñoom ak ni ngay def ak ñoom noonu nañuy approché woo ci yow say yëf neex leen say affaire saf leen boo wootee ñu wuyu la boo génnee ñu wuyu la nga am looy dégager am benn caaj am benn confiance booy dugal si biir nit ñi waaye boo bëggee wan nit ñi ne man ak ñëpp a yem ku ma def la ku loolu ku ma laal ma la ku ma xuri ma xosi la ku ma def ni mais effectivement nit ñi dañuy dem ba jàpp ne yow tu n'es qu'un être ordinaire kese yow ñoom ñoo yem y a aucun mythe autour de ta personne c'est-à-dire fu ñu la doon séntu comme président de la République les gens ne voient plus l'image en fait d'un président ils voient l'image d'un citoyen ordinaire buy toog di cooki ak n'importe qui lii moo tax Macky Sall du baal Khalifa du baal ñi ko wër ñëpp yéen ñëpp fu ngeen dem toj ko du ma ko nangu nag daanu nga waxati nga li ma lay wax nii lii tax Macky Sall du daan moo tax may ne la kenn gëmul ne juge justice ko tëj ñëpp jàpp nañ ne Macky ko tëj moo tax bu nit ñi wax nañ ko baal Macky la ñuy wax ne nañ ko baal loolu mooy interpeller justice sénégalaise. am na ku ko wax jegaan seen ñaan na grâce pour Khalifa Sall ànd nga ci. non xam nga grâce nañu dellu si grâce xam nga grâce mos na fi am na grâce d' abord ñun nu ñu koy defee Sénégal fii la ñëpp mën a am
boo ko demee France mu doon mu indi coow. benn ñaareel bi mooy grâce mënoo koo may koo xamante ne dafa nekk ci procédure parce que tant que nit a ngi ci procédure présomption d'innocence. léegi bu ñu épuisé procédure yëpp. te teewul boo demee ba ñu ñu dem ngi koy ba appel denc waaw. ba appel jeex. dem ba cassation. ba cassation jeex. waaw ba lépp jeex. bu nga ne. bu ñu demee ba cassation ba jeexal loolu nag. waaw te ñu téye ko rek yaa ngi ñaan grâce. non. àndoo kon ci grâce. boobaa Khalifa Sall mooy doon président day fekk mu nekk président. baax na ci teg xel rek lañ nekk ci Sénégal. waaw teguma la xel. regarde aujourd'hui nit ñi niveau d'adhésion bi ñu am ci lii regarde nit ñi. kon Khalifa jàpp nga ne candidature am présidentielle loolu lu ñu war a mën a def la. mais lan moo ko mën a ak lu ñu mën a nangu la. tant teñ que teg ko ñu ci ngi kaso ci bi procédure bi ba mu jeex du def nag élection législative. c'est possible donc mën na nekk candidat fii. li nga xam ne kay moo fi amoon mooy amaat mooy bu fekkente ne nit ñi la justice la diggante fii ak boobu dajewuñu comme ni ko Idriss Seck di waxee un juge suffisamment indépendant qui acceptera de dire le droit. le président de la République nekk mu fi pour de la faagaagal say adversaire nekk mu fi pour de la neutraliser say adversaire boo bëggee nekk président amaat mandat demal nga wuti ay xob waaye bu ma jël loolu nit ne ma tëj ko ci kaso bi fexeel mu bañ a nekk candidat bés bu ñu dajee juge bi mel noonu su digganteem dajewuñu ak juge bi mel noonu laa bëgg a wax boobaa Khalifa Sall na nekk candidat la ñu defoon la ñu daloon rek moo ñu dalaat mooy nekk candidat boo xam ne te da koy nekk à partir de la prison de Rebeuss. balaa ñu see yegg boobu scénario ñu ñëw nag ci Moussa Tine ba ma koy dégg ba tey benn parti laa ko xamee mooy Jëf Jël. non ñaari parti Alliance démocratique bi waaye Jëf Jël daal siiwal na la Jëf Jël moom tax na ku la xamutoon xam na la. non maa siiwal Jëf Jël. yow yaa siiwal Jëf Jël Talla Sylla dina la tontu ak Barézy Cissé Barézy Cissé tey moo yor Jëf Jël mais Jëf Jël soo xoolee ñi ma produire yëpp a dem bàyyee ko moom en fait non seulement xam naa ko bu baax miin naa ko. waaw nitu conviction la et je sais aussi que li nga xam ne mooy ñëw si kanam en termes d'expression de leadership si waa Jooju si ma lay wax ni dama ne la c'est des gens. mais moom moo taxaw des fois mais yéen ñëpp da ngeen dem yow dem na Benoît Sambou dem na Talla Sylla dem na Moussa Diakhaté dem na Jëf Jël pourquoi mu nekk parti boo xamante ne amul constance. non Jëf Jël constance dañ ko xamee woon c'est-à-dire que li nga xam ne moo dal Jëf Jël moom lay wax souvent wax naa ko sa benn kii mooy dañoo toll foo xamante ne xam nga lu ñuy wax crise d'adolescence. waaw moo si bu ñu yeggee si crise d'adolescence bu Jëf Jël fan la ñu am mu problème mu gérer crise d'adolescence bi parti bi tasaare xam nga da ngay dem benn jamono joo xam ne nit ñi dañuy dem jàpp ne léegi mat nañu màgg nañu def nañu léegi c'est-à-dire et cetera. waxtu woowu ba ñu demee ba toll si. nekkoon benn moment boo xamante ne dañoo cristalliser woon toutes les attentions si biir réew mi. tey ñi wax Macky Sall jafe na nga wax ma fi fenn foo xamante ne dama la wax ne diw mi c'est un ancien Jëf Jël. y compris dans ses propres conseillers. nga xamante ne Jëf Jël la ñu bokkoon. ministère yu bëri y a d'anciens Jëf Jël yu fa nekk. ñu nekk fii ci biti ak ñu nekk bitim réew. c'est un parti boo xamante ne at mi guddul woon en tout cas ba jamono ji ma fay nekk. waaye lu mu produire woon. ci wàllu position ci wàllu former ay nit ci wàllu. mais jëriñoowu ko waaye malheureusement jëriñoowu ko et je pense que li nga xam ne xëy na moo ci am solo mooy ñi fa nekkoon ñëpp ku nekk tey am na fenn foo xamante ne moom moo fay yaa ngi fay yëngu. foofu noo la gisee seule chose que je leur demande ñoom ñëpp. mooy li nga xam ne moo nekkoon seen conviction te mu boole woon ñun ñëpp kenn bañ a renier say conviction li nga xam ne moo nekkoon ay valeurs yu ñu xamee woon ñoon ay nit ñu gore lañu ay nit ñu jub lañu ay nit ñu désintéressé lañu ay nit ñoo xamante ne ñu am kóllëre bu ñu séq ak yow boo ko dindiwul duñ ko dindi la ñu doon séntu si ñun te doon ñu ko jiiñ te ma gëm ne ñi nekkoon ak man ci biir parti bi yëpp ñoom ñëpp ku nekk loolu ñu doon jiiñ ñu ngi si yow valeurs yooyu nekk ku nekk si ñun di préserver. loolu na ndax dina la may nga def jàngat ci taxawaayu Talla Sylla tey mi jàkkaarloo ak président Macky Sall kole ko ñàpp ànd ak moom ci lépp ba di ko soutenir ci présidentielle bi ñu dëgmal. bu ñu dem élection législative am na lu ma ko ci jotoon na wax. mooy li may wax tout à l'heure mooy en tout cas lañ ñu doon jiiñ mooy si ay valeurs ak lañ xamee woon. nañu am Talla Sylla marque déposée la. c'est-à-dire boo nee Sénégal Talla Sylla ku ne am na loo xamante ne moom lañ ko jàppe moom lañ ko jiyee. loolu nag moom tey devant l'histoire dafa am obligation image boobu ak valeurs yi ñu ko doon ji ak li ñu ko doon séntu mu fexe effectivement préserver c'est ça notre fierté à nous tous. mu ngi koy préserver ba léegi wala da cee génn. sur beaucoup de points ñu bëri comprendre duñ ko man sama bopp am na lu bëri loo xamante ne comprendre ma ko aujourd'hui si moom comprendre ma ko aujourd'hui si ay démarches am te lu bëri lu may gis tamit en tout cas du Talla Sylla bi ma Macky Sall changé na Talla changé na mais Moussa Tine moom il est resté le même daal. j'espère continuer rester nit bi ma nekkoon nit bi nga xam ne moom laa jàpp ne moom la ñu ma yare mooy valeur yi ñu nekkee ci man moom la ñu tamit tàggat ci man. maa ngi lay jaajëfal. di la bàyyi nga tàggatoo
maa ngi leen di jaajëfal kontaan lool ci def émission bi wax it ne am na suñu réew fu mu toll c'est-à-dire bu ñu mesurer épiphénomène bi nañu dépassé diw dóor na diw fayu na li nga doon wax tout à l'heure ma déglu la pendant 2 minutes nga di ko développé lu jar a bàyyi xel la lii ñu dund nii ci jamono yii ñu weesu crise yi ñu traversé information yu ñu jot nañ ci bàyyi xel mi ngi wane ne am na lu ñu war a tabax ci suñu réew loo xamante ne tabax gi motagul na suñu xel delluwaat ñun ñu nekkoon assise nationale ne lii ñuy jànkonteel tey du lu bees ci ñun parce que gisoon nañ ko xamoon nañ ko bind nañ ko ci charte assises yi donc nañu delluwaat ñu mobiliser waat autour des assises nationales te la ñu liggéeyoon ba teg ko ñu fexewaat tegaat ko ci kaw table bi fexewaat ñu donner les moyens ñu appliquer ko ndax Sénégal bii mu changé. jërëjëf xam nga lu may ñaan. moo tax bu nit ñi di wax souvent dañuy ji gis nga. waaw kañ la ñuy xam ne ñun réussir nañu mooy bés bu ñu demee ba réew mi changé. ku mel ni Khalifa Sall. ku mel ni Karim Wade demoon ba jot nguur gi. Idi da lay mere li dal Macky Sall non dafa lu may wax président Idi da lay mere loolu taxul Idi Seck booy si Idi Seck mais damay wax ni xam naa li tax may wax. ñooñu demoon ba jot nguur gi seen xel li dal Macky Sall dal leen ba ñu bëgg a jàpp Macky Sall def ko si kaso bi. ñu di ko jéem justice bi ne nekk waxee pour loolu te duñu ko man bu boobaa la ñuy xam ne on a réussi. Il faut qu'on ait une justice qui soit totalement indépendante du président de la République. jërëjëf Moussa Tine j'espère que appel boobu nga lancé dina tegu ci nopp yu baax yi ma lay jaajëfal bu baax jaajëfal auditeur ak téléspectateur yi doon teewlu seen émission sortie gërëm nag El Hadj Saliou Bey mëtee lépp macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci production bi du ñu fàtte Demba Thiam Podor ci wàllu montage bi oustaz Assane Diouf ci coordination bi mbokk yi jaa ngeen jëf jox leen rendez-vous beneen ay bés ci beneen émission sortie incha allah.